asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar te di leen dokkeel bu baax ci xew-xew bu màgg bii di bisu xasida Touba Ndour di sant bu baax suñu borom yi ñu may fekkee waat ak dal gi di ñaan moom nee ñu ay yeneen fekkee te ñu mën koo dal mu gën a kawe jot barkeb sëriñ bi comme ni ko commission culturelle bi baaxoo defee rek ci édition bu nekk fas yéene indi laabiire boo xam ni sunu diggante lay nekk nga xam ni sunu bopp lañ koy tàmbalee nga xam ni édition yi weesu yëpp li ci ëpp ci xam-xam dañ doon fàttalente ren nag ñu tànnoon beneen thème boo xam ni xam-xam mënul dem sans mu ànd ak thème boobu te mu nekk loo xam ni lu am solo la ci doomu aadama bi rawatina jullit bi rawatina it murit bi muy ay teggin kon liñ fas yéene waxtaan bi mooy ay teggin fas yéene koo jukkee si téere bi Sëriñ Tuubaa ba ñu wax Nahjul Xadaa'il Xaaj thème bi nag ni muy demee du jàggin dañuy jël téere bi rek di ko firi waaye dañoo tànn yenn bunt yoo xam ni yu ñuy soxal lay doon daanaka téere bi lépp am solo waaye dañ see jukki juróom benn ci ay bunt yoo xam ni bu ci fàttalantee rek danañ mën nekk suñu yóbbal fii ba déwén incha allah waaye ñu xam ne nag loolu genre mos la war a doon rek ci ku nekk bu ci jógee mu nekk si moom benn genre àll bu tax mu dem gëstu téere bi kon xam naa dañuy bañ a guddal rek jox Cheikh Abdoulaye Cheikh Ibrahima Baye Déthié ni ko fas yéenee demee mooy comme ni mu daan demee at yii passé rek Cheikh Abdoulaye moo koy jàng si arab Cheikh Ibrahima wax ko ci français Baye Déthié incha allah wax ko ci wolof ñu ngi sàkk su mbokk taalibe ñu ànd ak dal ndax loo xam ne at ba at dañ koy def du yóbbal la boo xam ni dañ ko war a jëfandikoo ba at mi dellu si waat kon war nañoo mën a ànd ak dal bu baax ngir mën si jëriñu bu baax kon bismillah di ñaan si borom defal leen fasaaxa ba nuñ ko waajee ñu mën koo indi nu kawe njort ci barkeb sëriñ Soyez attentifs à ce conseil solidaire de ma part, qui vous éloigne du malheur, un conseil qui vous est destiné pour la simple face de Dieu, une exhortation à quiconque est négligent et versatile. La voie de la bonne conduite consiste à montrer de l'indulgence aux jeunes, à l'instar d'un mère et d'un père, à l'instar d'une mère et d'un père, à respecter les grandes personnes et à traiter ton semblable comme toi-même pour la face du Créateur qui occupe le trône. Sëriñ Tuubaa nee na yéen mboolem waaye saxu yi xam-xam déglu leen sama laabire gi dina leen tàqale ak texee yi mu di laabire boobu dañu leen koy jëme ngir jëmm yàlla rek mu yee nag yëpp aji xelu ak ku fàtte yoonu teggi de mooy nga yërëm ndaw mel ci moom ni bàyyam ba ko jur te am lool ci moom yërmande te mel ci ne ndeyam di am si moom ak ñeewante nga wegin nag ak doonte da di ab jàmm boobu abbas maanaam bi te nga yemale sa bopp ak sa morom ngir jëm yàlla képp xamal ni teggin de mooy taaru borom xam-xam ak ku koy sàkku mooy takkaay aji xelu ak ku lewe
mooy ñu mboxtalu jikko yi ku ko takkaayowul ñàkk nay takkaay dana mujj képp ku toog ak moom bañ ko te mere ko képp ku toog ak moom it am si moom ak yokkat ak uddaer فلا تجالس من يكون أكبر منك بلا ضرورة كما مثل تعلم فسكنا لهما ولا تجالس فخيس ما جعلته فبي وخير جاري سكينة مع افتقار وبرثاثة ولا تبنيس ولا ثقل له أو Le Cheikh a dit, ne t'assois pas avec celui qui est plus grand que toi, sauf par contrainte, comme c'est le cas par exemple en apprenant, en mangeant ou en cohabitant, et ne t'assois point avec lui sur un même lit. Toutefois, si tu t'assois avec lui, fais-le avec respect, dans la pondération et l'humilité et la retenue. Ne t'assois pas avec lui en jouxtant, en te mettant devant lui, et n'allonge pas ta jambe dans sa direction. Oh mon frère, si toutefois vous essayez ensemble, baisse ton regard devant lui. Sëriñ Tuubaa nee na bokk na ci teggin yu rafet nga bañ a toogandoo ku la mag si lu dul lu mënul ñàkk ngir jàng mbaa dëkk ak moom wala di lekkandoo moom boo toogee ak moom it na nga ko def si gwegeel akuk dal akuk xeebu ak wattandiku bul di ko ñëw mbaa di ko tàllal ab tànk bul di ko xool itam bul di bari di gëstu ci lu dul aajam ndax loolu ci màndargaan ndox ليس الشجاع الذي يحمي فوارسه يرمى بعاني إذا ما كان يستهين لكن من عطا حرفا أو سنا قدما عن المعاصي فذاك الحارس البدن ولا بكاسر حيث كنت تلافى وما كما والاحترام والتقوى إلى تطلع ولا خفي مسجلا فإنه علامة عيش بدا وخيفة العقل وكل دام ليس ساكن الجسد والعاصم نور تابع واصبر على سبيل ولا تجيب أحد وكن كما قال الأديب ولقد إذ تساءلوا مع تكاسب من عامه الخصال كالكبار وكثرة التأكيد تميت القلب فخلل النطاق بالضرابة. Le brave n'est pas le cavalier qui défend son honneur dessous de l'affrontement quand la bataille bat son plein, mais celui qui baisse le regard et s'abstient d'aller vers les prohibitions. Celui-là est certes le vrai combattant. Ne te livre pas souvent et seul, partout où tu te trouves, aux amusements, aux rires,
à l'incitation, à la futilité, aux absurdes et à l'investigation en vue de dévoiler du regard une chose cachée, quelle qu'elle soit. Cela apparaît comme un indice de valourdise et de politesse d'esprit de la part de quiconque en fait une habitude. Dans l'assistance, maîtrise-toi le corps, consacre-toi en silence par le réserve. Aussi, tu seras comblé. Ainsi, tu seras comblé. Supporte avec patience diffamation et ne le rends à personne. Sois comme l'a dit le courtois, certes, car l'échange des propos diffamatoires et le fait de se traiter mutuellement de menteurs sont des marques des pires habitudes, de même que l'échange des coups. Et la fréquence des rires déchausse le cœur. Diminue alors tes rires, ainsi tu obtiendras l'agrément de Dieu. da ci teggin yu rafet nga bañ a bari ay ree foo ak neem ak bajji yëngatu ak ngay jéem a yëngu lu nëbb loolu de si màndargaay tooñ la bokk ak gàttum xel na ngay faral a dal boo toogee si jotaay tey faral a noppi ba ñu laaj la bu boobaa nga tontu si kàddu gu suufe wala nga soxlaa laaj dara bu boobaa nga def ko te yem ci sa soxla rek bu ci dolli dara ndax kat noppi noflaay ngi ci ak sutura defal sa tontu boo lottee muy noppi mu ne bari waa na wax jot tontu baa nga ca noppi bokk na si hikma bu wax doon xaalis noppi di wurus bu la nit defee ak ñàkki teggin jëllale ko te saxoo noppi ni ko waykat bi waxee jëllaleen ñeen ñi réer bu ñu réer waxee ak ñoom ñu tontu leen ci luy waral jàmm ni ko waykat bi waxee amaana ma romb ko yeneen di bukki mu may ŋàññi bu ko defee ma fegu te naan kii daal waxut ak man ŋàññante ak wéddante bokk na si jikko yi gën a ñaaw jikko yi gën a bon وإن من المجلس حاولت خيار فهم لا لباخة وكخيار ولا تقم ثم ذرية على وجوههم لقلبه سواء وإن خذلت لا تكن جنون بين سبيل قدر فإنه ليس من الآداب إذ فيه ما فيه من العتاب. Si tu désires te lever dans une assistance, lève-toi avec circonspection au moment du lever. Et là, ne répands pas la poussière sur le visage à cause de son inadéquation avec la correction. Autant que tu le peux, ne dors jamais au milieu des personnes en état de veille. Une telle conduite ne fait pas partie des règles de bienséance car il en résulte ce que cela comporte de fâcheux. Sëriñ Tuubaa nee na bokk na ci teggin yu rafet nga bañ a wesaare pënd boo toogee ci jotaay bay jóg boo namee jóg def ko ci ak dal ak téyewu te bul jaar ci kanam waaye toogi bokk na si ay teggin nga bañ di nelaw si mbooloo boo ko mënee ndax amaana nga lool génn si yow te doo ko yëg واعلم بأن الحس للطعام من موجبات العاء والملام ومن يعلق بقها بالهمة والفرج فهو جامع المذمة حسبك منه ما يقيم سباب تخويا لكي تطيع رباه وهزمنا شرح كل دهر فإنه مبدأ كل شر. L'hostilité pour les aliments fait partie des causes de l'ignominie et du reproche. Celui qui se coordonne sa volonté au manger et au sexe, celui-là réunit les causes de critique. Il t'en suffira juste de quoi tenir sur les reins et de fortifier afin que tu puisses adorer le Seigneur. Évite la voracité tout le temps, car celle-ci est l'origine du mal. mbokki taalibe yi
bokk na ci ay teggin ñàkk foqale ak ñàkk ak sa yitte gépp si aw ñam loolu de si suufe la te day waral ak ngaañ waykat ba de nee na yow de foo fi joxe sa biir lu mu la laaj ak sa awra dinañu àgg fa mboolem toroxte yam وإن سمعت من يكون أكبر منك يحاول زمانا وفرا كأن يروم مرسلا لحاجة فقضي له لله تلك الحاجة ولا يروم منك ليالا أرم إلا فعلته بذاك تكرم ولا تقل لأحد كذبت أو كنت غير الحق أو أخطأت أو غيرها من كل شيء يشبه ولو سبيل كان فهو غلط وإن تكلم بما لم تعلم ففيه صدقه تكن ذا كرم فقل له لست كذابا كنت مجتهدا بالذي جاهدت ولو آثار الحياة تزر متاصلة لا تشبه وأعوذ باللسان قول الخير تفوت به وتفك الأمير لخالص إذ الورى مكان صلى عليه ربه إماما لقول سيد الورى مكان صلى عليه ربه إماما لقول سيد الورى مكان صلى عليه ربه إماما. Si tu entends une personne plus grande que toi solliciter occasionnellement la satisfaction d'un besoin, cherchant par exemple un envoyé pour un service, satisfait-la. Pour la face de Dieu dans ce besoin-là, que personne ne te sollicite pour un service sans que tu ne le fasses, et en cela, tu seras exonéré. Ne dis jamais à quelqu'un qui ment ou ce que tu dis est faux, ou tu t'es trompé, ou tout autre propos du genre qui peut le frustrer ou l'énerver. Fût-il même un enfant, car cela est une erreur. S'il affirme quelque chose que tu ne connais pas, donne-lui raison en cela. Ainsi tu auras fait preuve de noblesse. Dis-lui plutôt, je ne voyais pas ainsi, ou je croyais que, ou pour ma part, j'ignorais que. Et d'autres des gens, parmi les bonnes formules, évite d'offenser et de porter préjudice. Habitue ta langue à la bonne parole. Ainsi tu seras heureux et tu seras préservé de tout mal. Selon les propos du maître des créatures, que le salut continuel de son Seigneur soit sur lui. Celui qui croit en Dieu et au jour du jugement doit tenir des propos bienséants ou se taire. Sëriñ Tuubaa nee na bokk na ci ay teggin yu rafet nga saxoo di faj aajoy ku la mag boo ko déggee mu koy sàkku ni ki mu soxla woon pour mu yónni bokk na si teggin ba tey nga bañ di gàntul kenn loo mën lu mu soxla si yow te bañ di wax kenn fen nga mbaa waxoo dëgg mbaa baat bu ko mën a merloo ak donte yaa ko man bu waxee loo xamul dëggal ko te ne ko man de nekkuma woon foofu wala xamewuma ko woon noonu ak yu ni mel ci waxin yu rafet na ngay tàmmal saw làmmiñ wax ju rafet. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fu gëm yàlla ak bis bu mu juba nay wax aw yi mbaa mu noppi